Donc, assalamu alaikum, mesdames et messieurs, bienvenue à notre broadcast sur l'état de notre diaspora aux États-Unis. di leen nuyu di leen ziar bu baax mais aussi ñu ñëw ci waxtaan ci problème yi nga xam ne ce sont des problèmes en matière de besoins en services légaux et non légaux yi nga xam ne suñu communauté bi en fait jànkoonteew nañu ak ñoom. Alors ñun fii au niveau de suñu initiative bi ñu def nii avec notre organisation Strategy First LLC donc ñu ngi bëgg a dugg ci ay solutions ñu bëgg a indi pour la communauté en collaboration avec un réseau d'avocats, de comptables et de spécialistes en assurance et services financiers comme moi. Et c'est dans ce contexte bi nga xam ne seetlu nañ ne ñi nga xam ne dañoo néew doole amuñu pour mën a fay le prix qu'il faut pour accéder aux services légaux et non légaux qu'il faut que Strategy First yi nga xam ne ñu ngi établir fii à Washington depuis 2011 mu développer un système de partenariat avec un réseau d'avocats et d'experts en fiscalité pour que suñu communauté bi mën a jariñoo ci bépp ressource bu ñu mën a indi ci ñoom pour seen nekkin ci fii ci États-Unis. Alors statut immigré dafa metti waaw statut immigré dong rek dafa lay indil ay coono ak fitna yoo xam ne ci ngay dëkk ba ce jour ou le jour où tu vas te régulariser. Alors au fil des années fii aux États-Unis on s'est rendu compte que différentes communautés danañ tudd quelques communautés rek les Éthiopiens, les Arabes, les autres communautés ils se sont tellement développés, les Espagnols ils se sont créés ces genres de services entre eux ba nga xam ne sax ñun des fois suñu communauté bi nga xam ne dañoo jógee Afrique de l'Ouest francophone bu ñu ñëwee fii ñàkk am ñun suñu propre service buy gérer ces aspects de prise en charge des services légaux et non légaux dañu mujj dem ci ñoom pour mën a am seen ressources yi ñu am alors qu'on pourrait créer la même chose à travers nos réseaux de personnes ressources. Alors ci wàllu boobu donc ñu bëggoon a créer benn plan de couverture yoo xam ne dafay dugg ci communauté bi découvrir donc nos groupes moo xam association de regroupement yoo xam ne tous leurs besoins en services légaux et non légaux seront pris en charge par notre collaboration bu ñu am fi avec donc des avocats et des experts comptables. Alors ci loolu aujourd'hui donc nous avons dans ce volet des services légaux un domaine boo xam ne ça préoccupe tout le monde sur l'immigration et nous avons Maître Diop avocat établi à New York depuis bientôt 20 ans pour échanger dans une demi-heure de ce qu'il présage être li nga xam ne moom la gis ne mooy nekk problème bi nga xam ne suñu communauté bi fii aux États-Unis am na ko jànkonteeg moom ci wàllu immigration donc ñu ngi dalal Maître Diop donc bonjour dalal jàmm Maître Diop bonjour. Bonjour waa Demba Ndiaye ñu ngi lay ziar di ziar di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy xool ci émission bi ñu door série émission bi ñu door di ko tey loo xam ne ci waxtaan ci liggéey ci lu xaw a yàgg nga nekk ci mis boo xam ne maa ngi fàttaliku bi ñu dajee Atlanta te waa Sencat invité woon ñu ñëpp ci même panel ñu defoon fa vraiment benn combinaison wu conférence boo xam ne ba léegi kay ñu koy wax bon ñu tamit ñu xam effectivement ñu ku nekk sa domaine ñu dem ba gis ci yu bari boo xam ne ñu ngi koy defal yenn communauté yi te pourtant am nañ suñu communauté bopp ñoo xam ne ñu ngi fiy bëgg yàgg léegi macha allah waaw léegi affaire nag nekk ndax bon nit ñi dañ ci ñàkk xam loolu wala boog bëgguñu ko def wala xam ne ñu koy defee loolu nag moo tax ba tey yow Demba ak man ñu toog fii tey di ko waxtaane Demba nag ku ko xamul te dégg nga ko ci yënguteem ci lépp loo xam ne affaire assurance la bon et façon assurance bi nekk tey nag effectivement mu nekk contexte boo xam ne assez spécial comme ñu ngi ci Covid bi mu nekk ci Covid bi lu bari xew bi ci diggante bi ay décision yoo xam ne gouvernement bi jël nañ ko yoo xam ne ci bari nag c'est pas favorable du tout mais ñun aussi li nga xam ne tey rek moom lañ njëkk a teg mu nekk li nga xam ne mooy ay droit wala ay yoon yoo xam ne suñu communauté waroon nañ ko mën a saytu ba dugg si te loolu nag liñ fi ñuy njëkk a door a tey mooy ci ay droit yi nga xam ne am nañ ko mu ngi mel ni ñu dugal application que ça soit muy migration wala muy SBA wala yooyu ñu dugal ko jéem ko defal seen bopp wala awee ko yoon woo xam ne ci kenn koo xam ne xamu ko ba ñu dinaay ko ba ñu rejeté ko te yoon may leen ñu appel ko
mais duñ ko appel luñ ko parce que xamuñ ñu koy def perte de vol ay avantages parfois mën leen indil ay jafe-jafe yoo xam ne mën nañu lire documents yi defuñu ko ba nga xam ne dafay nekk loo xam ne lu mu leen di yàqal ñëpp xamuñu ko te ñun ñu nekk fi war ci mën a def dara parfois la plupart du temps da ngay gis ne appel yi ay 30 jours la wala 60 jours mais ñun xam nañ ne am nañu ay loo xam ne suñ ko jëfandikoo ci suñu xam-xam parfois même su appel bi temps bi passé war nañ ko mën a jël andiwaat ko def ko li ñuy wax def motion li ñuy wax motion suas ponti loo xam ne soo ko andiwaatee ci kanamu juge sax juge bi pour des raisons de justice dina xam ne ah li kat waa ji délai bi passé na mais situation bu nekk nii jar na mu ubbiwaat dossier bi pour que ñu joxaat ko droit donc yooyu yëpp dafa am loo xam ne ci ma war nañ ko mën a saytu war nañ ci mënta waxtaan soo la ñu ko joxee ñu ñëw bokk andi leen ko tey je crois que démb situation yi mel noonu dim waxuma la ñun ci immigration waxu ak yeneen dossiers yi mais hors de mën ci fi ngay yëngu ci affaire assurance bi am nga yu dossiers yu mel noonu est-ce que mën nga wax gars yi lan la waaw li nga wax c'est très important parce que Amérique bu ñu koy wax dëkku yoon la dëkku loi la dëkku droit dëkku devoir dëkku responsabilité comme ni nga ko waxee rek man dans mon domaine d'assurance et de services financiers dafa la ñuy wax la loi sur la responsabilité financière mooy loi bi nga xam ne daf ne la boo nekkee di dawal oto da nga war a am couverture assurance bu doy boo xam ne bu la nit tooñee wala yow nga tooñ nit dommage ci am ak li ñuy wax responsabilité ci am da nga ko mën a saytu da nga ko mën a fay ci sa couverture assurance bi nga am loolu moo tax dafa nekk domaine boo xam ne dama koy jànkonte ma chaque jour gis ci ñoo xam ne dañ def ay assurance def ay réclamation gars yi dinaay leen ko parce que des fois sax ñoom dañuy rapporter la am du méngoo ak réalité bi ba seen ñàkk xam naka lañ koy defee dafay indi porter préjudice des fois comme ni nga wax rek am na ci lu bari loo xam ne am ci koo xam ne daf la ciy help daf la ciy assister pour noo ko mën defee de manière très dans les règles de l'art comme on dit dan la help te yow gis nañ ne donte tu es basé à New York mais tu règles des cas da ngay voyager yow sa bopp dem dans tous les États aux États-Unis parce que le besoin est là la demande est là ku la xam dañ naan ok Maître Diop am contact am mu ngi nii woo ko dana ci mën a dimbale te yow foo nekk man gis naa la parce que man maa ngi dëkkee Washington yaa ngi dëkkee New York mais bi ñu waa Atlanta soxlaa man ak yow dañoo voyagé déplacé wu en 2014 et foofu lañ dajee foofu lañ xamante donc on s'est rencontré là-bas ci waxtaan ma gis ne yow de ni ma amee dévouement ci help communauté bi assister leen dans leurs besoins de couverture moo xam service financier moo xam assurance moo xam health insurance yow noonu leen amee pour taxaw leen ci côté immigration bi alors bañ fa jógee ma gis ne yow ku mel ne yow c'est un patriote koo xam ne mu jaral la ngay déplacé wu état ba état di assister la communauté kooku c'est de l'engagement mais lu mel noonu buñ koy def rawatina jamono bii transition bi am ci dëkk bii nga xam ne li fi jot a jàll ci 2020 bi ak avant ba fa jëm au-delà de 2020 ñu ngi ci ñaan dugg seeg 2021 dugg seeg jàmm dafa am yu bëri yoo xam ne nii am na ñoo xam ne affecté na leen ça fait bientôt 10 ans ñeneen dañ ne depuis 15 ans seen dossier dafa nekk en stand-by parce que defuñu ci dara moo xam pour appel la comme li nga mujjee wax moo xam pour relancer seen dossier wala dara parce que dañuy ragal situation ragal moo leen di jàpp mais aussi am na ci ñu bëri ñoo xam ne seen ressource financière moom moo leen ko permettre moo tax ñu xalaat ne bu ñu indee système bu mel nii taxawal ko boo xam ne bu ñu jëlee regroupement bu mën ci doon suñu communauté bi par groupe de 10 ci daayira la wala association la wala lu mën ci doon regroupement dinañ mën a am couverture en besoin de leurs services légaux et non légaux yoo xam ne bu ñu ko xamee ba transmettre ko ñun dañ ko jël en charge ci ñoom ñuy am loo xam ne souscription la boo xam ne c'est annuel bu ñuy am boo xam ne on leur prendra en charge leur plan de souscription. Donc la majorité en tout cas de nos communautés malheureusement xamuñu loolu donc moo tax il faut que ñu am accès à ce service mais on voit comme on le dit souvent en Afrique ci ñun suñu biir dañ naan dafa am lu ñuy wax complexe d'infériorité yow gis nga ne yow toog nga ñàkk situation yooyu toog yoo xam ne da ngay gis nit am dossier mu dem ak moom ak nit ñun gis naa ko j'ai eu des amis yu ko am à New Jersey à Chicago partout à New York gis naa des amis yoo xam ne ñoom seen dossier jox ko ay dossiers ñu ko gérer dem ba ci biir kañ ko gérer te lañ koy gérer li ñuy wax compétence culturelle c'est-à-dire avocat bi ngay seqal bu fekkee ne xamul sa réalité culturelle wala socioculturelle am na ci lu bari loo xam ne lu ci mën a défendre te damay dégg sama gars yi def naan boo demee hôpital sa docteur wala sa avocat waroo ko nëbbu
ci sa situation da nga ko war a wax lépp mais ka ngay waxal bu fekkee ne amul cette sensibilité multiculturelle wala culturelle bi nga war a am wala su la war a comprendre ba mën a défendre ce dossier da nga ci am problème yow dans ce cas là certainement ñàkkul am nga ci des expériences yoo xam ne nii nit dana ñëw ak ku mu amoon dem ba ci biir waa ji gis ne mënatu koo defal appel war a ko mën defal appel parce que xamul lu mu ci war a def mu bàyyi ko foofu waa ji nekk li ñuy wax ges tak mooy mu tënk foofu taxaw fa ay at ba yow ba nga ko xamee nga xam dugg ci lijjanti ko mu jàll mu dem parce que diggante bi il a perdu du temps yow lu mel noonu loo ci mën a am wax ci sa expérience ci li nga xam ne balaa ñuy dem di wëri tout le long là balaa ñuy dellu ci yow lu tax ñoom ñu war a mën a lu tax lan moo war a tax ñoom war a ñoo mën a ñëw comprendre ne compétence amul couleur dañoo war a ñëw ci ñi nga xam ne dañuy wax seen langue comprendre seen réalité avant ñuy dem pour dem all the long comme on dit all the way pour ñëw back to you loolu loo ciy gis loo xam ne ci laa yu ci sa expérience. mais comme ni nga ko wax rek dem ñun loolu yëpp ñun tamit ñoo koy séddoo comme ni nga ko wax rek expérience bi moo ci am si moom ko ci am te itam dañuy waxtaan li tubaab di wax naa du ñu am langue de bois dañuy waxtaan suñu biir ñu ni mel la. loolu lay fal la wax daa xam ne li si am dañ koy wax. yes yi dégg nañ fi par exemple affaire immigration dégg naa waaw non il faut nga am avocat bi yiwut lay doon daa may dégg. ñoom moom dëkk bi gis nañ fi loo xam ne ñi ko am mo assurance xamuñu nu muy demee et tout dañuy yem moo xam ne sax du ñu dem subaab bi sax óolutuñu kenn seen bopp lañ koy jéem a defal ak nu mu ñëwee noonu la te ku mel ni Demba ñaa ngi fi donc am na ci loo xam ne lenn la yaakaaruñ ne sax affaire xaalis bi parce que ñun li ñu gis aussi mooy li nga xam ne yi communauté bi ñoom la entre nañ ko fay tubaab bi wala yéen bi wala ku leen neex ñun suñu leen laajoon tey moitié bi sax duñ ko bëgg a jox. waaw moom ñun li ñu mën a xalaat rek mooy ci nit ku nekk wërsëgam lay lekk te tim su dul ñii tim di ñeneen parce que ñeneen ñi li nga xam ne man sama client yi ci ëpp 60% ñan la waa Pakistan waa Bangladesh dëkk naar yi am na loo xam ne duñ ci nëbbante kenn man fii par exemple tey suñu wax xam ñu ngi kan moo fi avocat amul ku fi mën a ñëw taxaw ne déggu sama tur wala suy waxee assurance fii parce que yow mii Demba Ndiaye tey ñu ngi nekk fii di ci wax mais gis naa la yow tamit nga doxale noo xam ne mooy li nga nekk mu nekk un engagement total waaw boo xam ne da nga joxe sa bopp ba doo jeex takk war a jël temps bi di ko jël di ko tas di ko wax ak nit ñi li ñu mën nag am na leen lii kat suñu toll fii njàng moo ñu ko may yàlla moo ñu fekk moo nii la demee mën nañ leen jàppale ñun li ñu fi mën a wax ak yéen toog wax ko yéen ci wala fala ci France amul kenn ko fi mën def exactement problème bi am na loo xam ne man xam naa ko ci liggéey bi am si ñoo xam ne tey soo leen joxee ne leen par exemple ñu nekk am problème par exemple affaire réfugié yooyu document yi nga xam ne moom la ñu war a présenter juge am na soo leen ko joxee mais duñ ko liir am na si ñoom dëkk bi tim xam nañu ni mu demee ñun c'est que dañu judduwuñ ci ñaar dañuy ñëw fii ba nga xam ne am na noo xam ne suñ ko taxawee dañu xam ne ñun la li ñu ñuul mais am nañu fay tax ñun def nañ ci li nga xam ne li ñuy def nii mooy def ci suñu wàll exactement parfois nit ñi dañ wax bon affaire xaalis bi ni muy demee ak yooyu mais dem comme ni mu wax te loolu ci dañ ko gën a xóotal wan leen mais nan lañ koy defee ba nga xam ne nit ki nga xam ne am nga ci mooy problème assurance wala problème droit ñu seet nan lañ koy mën a jàppale joxale suñu abi bokkee dossier bi dafa dem ba nga xam ne nekk na loo xam ne nit dafa war a def intervention moo xam ne mën nañ ko ci nii wala ci nële donc parce que dëkk bi tim dañ ko fàtte dafa am li ñuy wax due process dafa am loo xam ne dañ ci am droit et tout te fii bon yàlla def bon ñu nekk fii et tout te loo fi gis amul fenn fii kenn koo xam ne nekk na fi te amul comptable amul kenn ku fi nekk te amul assureur ki koy toppatoo assurance amul kenn ku fi nekk aussi te amoo sa avocat suñu la owee nga ne sama avocat wala sama assureur wala ak sama courtier donc moo tax tey ñu toog xalaat ko ba ñëw indi mbir mi am na ci nag yu bari yoo xam ne nag dinañ ko développé ci biir parce que am na lu fi xaw lu ma la wax tey gis nañ ni loo xam ne si fan yii dañ ci waxtaan mooy gis nañ fi temps yi nga xam ne ñëpp dañuy dugal ay dossiers jox nañ leen par exemple ay autorisation de travail jox nañ leen ci ay permission pour ñu génn loolu am dañ ci waxtaan si parce que xam nañ loolu yëpp dara tegu ci dëgg
te bés bu ñu leen ci jàppee comme li rawoon loolu moo fi dara faux document de mariage faux document rapport police loolu xam nañ ko am na ci loo xam ne aussi lu bees la ñu ko commencé gouvernement Trump yi moom ko doon commencé wax di ko appliqué commencé nañ ko appliqué heure bii mooy ñi nga xam ne dañu fiy dugg ak visa visiteur wala visa business. ñooñu dem nañu ba xam ne léegi sax nee nañu il faut que ñooñu joxe bond caution. 5 000 ba 15 000 $. pour mu óolee ne ñii duñu overstay parce que dañ ne dëkk boo xam ne li nga xam ne sa ñi fi ñëw sa ressortissant te overstay ëpp na 10% ñooñu ñëpp dañu ko exiger déggoon ngeen fii ñu wax affaire Nigéria bi nga xam ne ñoom sax dañ leen bañ a jox ko visa. gis nañ ko aussi affaire yi nga xam ne aussi affaire xale yi la xale yi nga xam ne dañuy gaañu par accident et tout ñoo xam ne dañuy nangu seen doom parfois ñu perdre même seen droit parentaux. xam ne xale yi sax dañ koy jël adopté ko donc yooyu yëpp ay sujet la yoo xam ne. ñu ngi ñëw. waaw dinañ ci wax aussi li nga xam ne foofu la ñuy daaneel pour que yow après dem nga clore discussion bi mooy li ñuy wax comme li nga doon wax richesse intergénérationnelle bi. yes li ñu gis fii su ñu jëlee kaaw par exemple New York ñu jël. Harlem xam ne am na ci diggante 90 années 90 ba fan yii. ñu fi rey ci nit ëppoon na 51%. su dul woon Sénégal yi tey Harlem di nekk mën naa wax ne Harlem mooy dëkk bi gën a safe bi gën a wóor ci États-Unis comparé ko ak Beverly Hills heure bu la neexee nga dox te loolu Sénégal yi seen njàmbaar ak seen Pastef moo tax nekk jël nekkoon ci kër yi ñi ñu fi fekkoon aussi jàppale ñu ci kër yi et tout mais loolu tamit ñu koy perte. waaw soo 1916 gis nañ ne léegi ne business ci toit bi ñoo fa nekk kër yi ci ñu koy génn. te loolu yëpp ñàkk ut ndimbal wala diisoo wala yaakaar nañ te doxal seen bopp te mënuñ ko doon. yes. donc c'est la même chose aussi mooy effectivement ñu ngi jëm mag suñu doom yi comme ni ngay wax rek Demba nan la ñu war a mën a fexe ba fagarlu ba nga xam ne tey suñu fi jóge woon tey xale yi dañ leen mën a duñu am soxla naa nan la ñuy yóbboo. wala la bokk nan la ñuy fay mortgage yi wala rent yi. dëgg la moo tax nag Demba ma ne woon xaaral ma jox la le mot de la fin pour que effectivement nga wax ñu ci xayma ñu loolu yi effectivement nan la war a mën a am. waaw jërëjëf yow li nga wax macha allah li nga wax ça me rappelle ay discussions yu ma daan dégg sama grand frère mi ngi foofu New York Queens maa ngi dégg effectivement jamono amoon na foofu sénégalais yi ñoom dañ fa amoon base en fait mais léegi comme ni nga ko wax malheureusement ils n'ont pas su préserver ça ba tax na muy foofu di feneen ci dëkk yu bëri sénégalais amoon fa base mais ils n'ont pas investi localement ba tax na tey ëllëg fi ñu toll ñu si bëri nekkuñ ca ñi nga xam ne amuñu woon temps pour jënd mënatuñ jënd léegi parce que valeur bi dafa yéeg mais li nga wax noonu c'est vraiment triste parce que li ko indi mooy ñu ne amuñu xaalis wala amuñu koppar te koppar yi dëkk bi fi ñu nekk nii muy affaire koppar rek affaire fundraising pour parler de fundraising wala li ñuy wax naan generational wealth transfer mooy transfert générationnel de richesse loolu yëpp dafa am système bi daf la ko may fi nga mën ko def mën nga fi ñëw avec 0 franc loolu la assurance ak service financier yi def mooy da ngay ñëw amoo dara amoo lu bëri mais nga am assurance police boo xam ne bu la feebar dalee sax wala yàlla tere nga jóge fi ñu fay la loo xam ne danañ ci mën defal lépp loo xam ne nii ci sutura mais aussi fa nga nekk ak sa njaboot ñu mën ko téye ñu mën ko préserver nit ñaa ngi wax fi ñu toll nii foo tourné ñu ngi wax affaire fundraising mais fundraising bi ci gën a gaaw mooy life insurance yi nga xam ne je le fais dama koy joxe fii mooy ne nit dana ko am dara dal ko mu defar testament yow loolu da ngeen koy def mooy les testaments yow da ngay help nit ñi ñu defar seen testament tu aides les gens à le faire te dans le cadre des services yi nga xam ne da nga ko jox suñu communauté bi ci nar a liggéey da nga koy def donc yooyu nga bind ci sa testament wala ci sa will nga ne life insurance bi mu am lépp lu mu ci war a fay nañ ci jël 10% jox ko fondation bii nañ ci jël 10% yónnee ko sama dëkk pour ñii jox ko yaa ko tasaare nu la neexee mu nekk ay millions parce que tu parles de policy yi nga xam ne bu ñu ko fayee ça fait $300,000 wala $500,000 wala même $1 million mën na nekk mais yooyu yëpp ko nit amee fii day tax lépp looy def ci sutura ci sa communauté moo xam lu la yitteel ci sa famille wala ci communauté bi nga nekk da nga ko mën def dimbali ci nit ñi ci yeneen communauté yi nga xam ne ñi ngi koy def boo amee ko wàññeeku ci seen biir ñoom financièrement dañuy yokk parce que dana am lu mat ay police assurance yu bëri yu gars yi fay ci communauté boobu mais ñun suñu communauté yi da ngay gis ne bu ci kenn wàññeekoo rek au contraire parce que chacun dana jéem a def
joxe woon nga fii dans 1 mois dans 2 semaines fee nga joxe woon l'année passée joxe nga ñett tey da ngay joxe suba da ngay joxe waat donc ñun on préfère jël ko ci sunu propre maigre ressources yi ñu am di ci dimbale ci ñoo xam ne produit local am na ko maa ngi fàttali ko suñu benn président ñëwoon na fi ci ay jamono di wax nit ñi naan leen yéen daal war ngeen xool noo leen organiser parce que bu fi nit décédé ngeen di xalaat gouvernement bi toog Sénégal di leen dimbale pour rapatrier seen corps loolu ñàkk Pastef la ci dëkk bu mel ne Amérique waaw ba am na sax ku doon wax naan dëkk yu mel ni da nga fiy nekk mu mel ne da nga nekk ci toolu jamaa ak toolu or mais yow da nga ne yow da ngay bëgg a bay ñax donc ñun on n'est pas actuellement ba léegi ñàkk a xam ak suñu communauté bi ñàkk a comprendre enjeu yi am ci dëkk bi par rapport à tous les types de produits ak services yi fi nit mën a am à vraiment moindre coût yoo xam ne on l'utilise pas mais am ko mel ne yow vraiment ak situation de synergie bi ñuy bëgg a taxawal nii nga xam ne dañ ciy liggéey avec la communauté di ko lancer di ci leen ci woo je pense que c'est une réponse à toutes ces préoccupations fexe ba nit ñi mën a gën a xam li leen système bi mën a jox de manière vraiment très véridique donc je vous remercie vraiment M. Diop de votre temps xam naa ne tu es très occupé tu es très busy toi aussi donc de te remercier et puis de le souhaiter effectivement une excellente année 2021 à venir donc ñu fekkee ko dugg si jàmm kenn ku nekk ci fa nga nekk ñu gën ci liggéey gën a bien en venir en aide à la communauté. waaw tout le plaisir est pour moi Demba parce que c'est une idée la boo xam ne vraiment bien pensée waaw bien recherchée et la mise en place ci format bi aussi nekk loo xam ne macha allah donc vraiment maa ngi c'est toujours un plaisir liggéey ak yow. donc mu nekkoon effectivement introduction bi ñu bëggoon def ak suñu auditeurs suñu mbokk yi waaw ba nga xam ne bon ñu ne woon nañu jël temps bi. mais am na yoo xam ne ñu ngi koy préparer ci kanam. waaw te xam naa ne ñuy def aussi mooy Demba. bon le contact téléphonique yooyu. yes jox raay bi pour que bon ñu mën jox ko li nga xam ne seen feedback ñu xalaat ci lii ak question yu bëgg ci anticiper ñu waxtaan ci bon après dañ gën a dugg ci dara yi wax nan la ñuy liggéey. effectivement kii bi nga xam ne Demba moo leen di intervenir si nga xam ne paquet yi ñu bëgg a def. yes pour mën liggéey nag yéen parce que tim comme ni ma wax liggéey bi tim dañ ciy jaamu yàlla. waaw jaamu yàlla bi tim mooy bon bëgg bokk ñi nga xam ne tim yàlla dana dugal àdduna mooy jàppale. jëriñ doomu aadama. dëgg la parce que la ñu taxaw. donc passé nañ fi ñu dajale am na ci loo xam ne ñu am ku ci nekkoon ko mën a àndal sa bopp. mais te mën nañu rek ne bon lii mooy métier bi nii lay dem waaw ñu ngi leen di tàll suñu loxo di ubbeeku ci waaw wax ak yéen ci kàllaama boo xam ne defe naa ne ku nekk dëgg na wala comprendre ku si comprendre bu dara ci oo ñu après ñu gën ko faram-fàcce waaw jaajëf dem ba kon waa ba beneen yoon ñu leen di gërëm di leen sant